فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم بارك الله فيك شيخ جاورة cheikh bi leeralal nga ñu ñan ñooy achaira nga wax ne ñoom bokkuñu ci ahlu sunna indi ay firnde yuy wane ne ñoom bokkuñu ci ahlu sunna waaye tasaaroo giñ tasaaroo it ci réewi jullit ñi nga leeral tasaaroo googu li ko waral muy lu doy waar waaye nga tontuwaale it ñi nga xam ne dañuy wax ne li ëpp ci borom xam-xami xeet yi ay achaira lañu nga xam ne loolu miyaar lañ ko def ngir di ci xamee li nga xam ne mooy dégg jàpp ne bariwaay boobu mooy wane ne ñoom ñoo nekk ci dégg seen mën xaj ma wér loolu it tontu nga ci waaye leeral nga itam mawqifu borom xam-xam yu njëkk ya yu ñu amoon ci asaayira dañ leen a tabdi'oon nga wane ne loolu mooy jiitu ay maami ibnu taymiya kon tontu nga ñi nga xamante ne suñ dee dafa amet asaara dañuy wax ne ibnu taymiya mooy ki leen njëkk a génne ci ahlu sunna Muhammad ibnu Abdul Wahab ñoo topp ko ci ak ñeneen ñi ci topp waaye ba tey dafa am laaj boo xam ne bëgg nañ ko cee dolli te mooy ay bindkat ci ñoom ci asaira yi dañuy wax ne baatu ahlu sunna ñu ngi ko njëkk a itlaaq ci al asaira ñu ne ahlu sunna bu njëkk buñ ko waxoon rek asaira lañ ci jublu maanaam daal baatu ahlu sunna ñu ngi ko njëkk a tudde al asaira ndax loolu lu wér la wala wérut ndax lu ko jiitu daanañ wax baatu ahlu sunna wala ci asaira rek lañ ko commencé wax loolu bëggoon nañ ci nga defal ci ay leeral ndax am na ñu koy wax am ñu ko bind am ñu koy répété waat di ko wax. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki groupe alquran ak sunna rek maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waa di nuyu Cheikh Mouhamed Sène macha allah si laaj bi di jéggal lu bare parce que dama xawoon jàpp moo tax wallahul mustaan mais dinaa ñëw incha allah si kanam tuuti nii rek si bu soobee yàlla si laaj bi te laaj bi tamit am na solo jare na leeral barakallahu fikum bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'd mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo lislaam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu loolu nag gannaaw bu ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli si yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jiitalee nuyoo bi Cheikh Mouhamed Sène bi nga xam ne moo ñu dalale woon fii démb te itamit am na question bu am solo bi nga xam ne moom la ñu indi war nañ ko leeral mais di jéggalu lu bare parce que question bi ba mu rëcc boobu ba léegi mënuma am jot pour ñëw tontu ko donte ne guddi na fii mais gis naa ne li ñu jara tontu la parce que mbir la boo xam ne néew na koo xam ne doo dégg waxu jooju ñu koy wax mooy ñuy wax ne baatu ahlu sunna ki ñu ko njëkke tudde mooy achaira yi mu nekk waxu bu yéem mais mu nekk waxu bu suufe waaw mu nekk waxu bu suufe mu sore lool ak lu am mais loolu nag dafay delloo démb li ma leen doon wax dama ne yàlla subhaanahu wa taala dafa nattu achaira yi si yenn mbir yi bokk na si waxu lu dul dëgg di créer ay mbir loolu yëpp parce que wóolul seen bopp xam nga nit su fekkee ne dafa wóolu boppam jarul muy défendre boppam si ay waxu lu dul dëgg mais ahlul baatil yëpp da ngay fekk ne ñuy wax lu dul dëgg
te asaira yi bokk na ñi raw léegi si ahlu kalaam yi di wax loo xam ne du dëgg même su fekkee ne xam nañu ne du dëgg. kon waxu ji ni ki ko wax moom su amewoon xel rek waroon na xam ne ab xale bu ndaw rek ab xale bu tuuti boo xam ne firi ejugul si xam-xam war na xam ne waxu ji du dëgg te war na xam ne tamit su waxee waxu ji ni ab xale bu ndaw mun na ñëw taxaw di ko wax ne li nga wax ni sa waxu ji tegoo ko fenn mais ñeme yàlla dong moo la yóbbu nga wax lu wax ji ni amul kenn si wérante ne baati ahlu sunna moo jiitu juddoowu ashari si boppam baati sunna moo ko jiitu baati ahlu sunna moo jiitu juddoowu ashari mu nga xam ne mooy abul hasan al ashari kon su fekkee ne ñu ne si ñi topp kooku wala ñi askanoo si kooku ñoom la ñu njëkk tuddee waxu ji moo boobu noonu wala lafz boobu xamal ne kuy wax loolu su xamee dara kon daa ñeme yàlla mais su xamuloon dara tamit daa ñeme yàlla parce que nit ñeme yàlla gënulu weesi nga ŋaa loo xam ne te amoo si xam-xam nit kay lépp loo xamul dañ si war a noppi mais comme li ma leen wax rek asaira yi ñoo dàq fen si kaw suuf si jamono ji moo tax ne soo demee si seen téere yi seen kilifa yi mag da ngay fekke ne dañuy ñeme yàlla loolu di wax lu amul mais amuñu kerse ba nit ki bu ñu ŋaa loo xam ne du dëgg nit ki ñëw vérifier ko ba mu xam ne li ngeen wax fi ne tegoo leen ko fenn démb wax naa leen ko loolu tax ñu indi askano indi ay wax yoo xam ne di ko dugale si lugatil arabiya si boppam loo xam ne boroom xam-xam lu ngay am xamuñu ko misaal bi ma leen jox démb mooy istawla di indi ay kalaam tamit nee na loolu si fuaad la bàyyi ko yooyu ay mbir yu bare yu doy waar ak tanaaqudaati yu bare yoo xam ne kenn xamul fan lay tolloo loolu yëpp day indi firinde ne ñoom si bidaa la ñu nekk parce que nit yi soo nekkee si bidaa munoo téye sa bopp lu tax munoo téye sa bopp te nga bañ a wax dëgg parce que dëgg du défendre nen te ahlul baatili nen la ñu nekk donc il faut ñu baser si nen pour jéem a défendre seeni wax moo leen di yóbbu ne di créer ay wax yoo xam ne du dëgg xam nga waxu ji doy waar la di ne ashaira yi la ñuy njëkk wax ne ahlu sunna dinañ leen indi leeral insha allahu subhanahu wa taala buy wane ne waxu jooju du dëgg wax nañ leen ne waxu jooju dafa siiw mais kan moo ko njëkk wax kan moo njëkk wax ne lafdu ahlu sunna ashaira lañ ko njëkk tudde kan moo wax waxu jooju donte ne dañuy dégg nit ñi di ko wax man de sarata ki nga xam ne moom laa xam ne moo ko njëkk wax amaana am nañu ko jiitu moom mooy waa ji nga xam ne dañ ko wax ne al ustaas Moustapha Chaka am na téere bu mu bind ñu ne islam bila madahib ne moom moo wax ne wa hakada najid أن لقب أهل السنة أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحى نحوهم ثم اتسعت دائرته فشملت أصحاب المذاهب والفقهاء من أمثال الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل والأوزاعي وأهل الرأي والقياس سبحان الله واجي yaakaar naa ne àndula ak sagom parce que su fekkee ne waa ji ànd na ak sagom naka la baati boo xam ne si ashari lañ ko askanoo après loolu dem ba mu ëmb dem ba ñu askanoo ko encore imam Malik ak Shafi'i ak Abi Hanifa ak Awzaa'i yi nga xam ne
ba ñu génne àdduna mun na am baayu Abil Hasan juddu na de mais mun na nekk xale bu ndaw la mais comme li ma leen wax rek ñeme yàlla ab ñeme yàlla day tax ne nit nga loo xam ne du dëgg man dinaa leen indil ñetti téere yoo xam ne tudde nañu ci baati ahlu sunna te ñi ko bindi ba ñu génne àdduna fekkee Abul Hasan al Ashari juddoogul walla mu nekk xale bu ndaw mu nekk tout tànk moo tax ne ma ne leen ab xale bu ndaw boo xam ne dafa firi ij dina xam ne waxu jooju du dëgg mais nit comme ni ñuy wax ne al-ghariq nit kuy labb moom lu mu gis mu nakaatee parce que dafa bëggu muccal boppam dafa bëggu mucc moo tax ne achaira ba ñu xam ne amul lenn li ñuy am ci àdduna lu dul ab toroxtànge nit ñi won leen ñoom ay ahlul baatil lañu ahlul bidaa lañu ñu commencé di delloo ci seen làmmeñ pour ñu défendre ci li ñuy am na ñoo xam ne jidaalu rek lañu mun a def am na ñoo xam ne dañuy créer genre wax yi nii ci création la bokk kon dinaa leen indi ñetti téere yi nga xam ne tuddee nañ foofu baati ahlu sunna fekkee Abul Hasan al Ashari juddoogul walla mu nekk xale bu ndaw mu nekk tout tànk buy wan ne waxu jéeni du dëgg waxuma la ne ñi nga xam ne ñoo musa wax ne ahlu sunna mais d'abord dama lay indi koo xam ne dafa bindi téere boo génne àdduna fekkee Abul Hasan juddoogul walla mu nekk xale bu ndaw téere bu njëkk bi nga xam ne moom laa leen di indil mooy sunanu Daarimi ki ko bindi mooy Abu Muhammad Abdullahi ibn Abdurrahman ad-Daarimi mu ngi génne àdduna 255 soo demee ci téereem bi sunanu da ngay fekke foofu noonu mu tuxalee ko an al-Hasan al-Basri di wax ne yéen ahlu sunna kenn gën leen néew ci kaw suuf bi lay wan ne kon loolu waxu jooju dafay weddi waa ji lu tax parce que ki bindi waxu jooju waxuma la ne ki nga xam ne moo ko wax mais ki indi waxu ji ci téereem kooku ba mu génnee àdduna Abul Hasan juddoogul parce que Abul Hasan al Ashari ñu ne mu ngi juddoo 270 am nañu ne xawma 262 la wala kii nii mais ak nu mun da mel moo xam ne 62 la wala 70 la Daarimi moo ko njëkk fekkewul Daarimi te moom bindi na ci téereem baati ahlu sunna kii ko askanoomu waxuma ko sax parce que kooku yaakaar na maamu Abul Hasan sax juddogul parce que al Hasan al Basri mu ngi génn àdduna mooy 110 su ma juumul 110 moom ak Sufyaan ath-Thawri moom ak Ibnu Sirin ñoo génne àdduna benn at dina ñëw moom Ibnu Sirin soo demee ci muqaddimati Muslim Sahih Muslim da ngay fekke foofu noonu encore Muslim di tuxalee waxu Muhammad ibnu Sirin di wax ne nit ñi bu njëkk daal woon laaj kenn di ne lan mooy sa sanad lan mooy sa cëllawaay bi nga jëlee sa waxu ji ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam
nee na gannaaw ba bidaa am dañuy wax nit ñi ne sàmmu lanaa rijaalakum ku leen wax qaala rasulullah dañu lay laaje kii lii foo ko jëlee su fekkee ne si ahlu sunna dañuy xool ne su fekkee ne si ahlu sunna la bàyyi ko ñu jëli ko su fekkee ne ahlu bidaa lañ ñu delloo ko. imam muslim rahimahullah mu ngi génne àdduna 261 kon su fekkee ne abul hasan al ashari dafa juddu 262 kon mu fekkee ne muslim mu génne àdduna fekkewulu muslim su fekkee ne 70 la encore même chose bu lay wane ne kon muslim ba mu dugalee téereem ba mu dugalee waxu jooju di baati ahlu sunna si téereem fekkee abul hasani juddoogul parce que nit ki da ngay bindi téere xamuma ban at la muslimu pare si téereem boobu noonu mais la shakka mooy balaa muy génne àdduna la même su fekkee ne ñu ne sa muslim ba muy gaañu fekkee waa ji juddu na saa mais day fekkee mu nekk xale bu ndaw xale bu tuuti mu nekk tuutànk mais lu wër te wër mooy muslimu dafa génne àdduna fekkee abul hasan juddookul kon kuy ñëw di wax ne baati al sunna ba ñu ko njëkk itilaaq si asaira lañu woon wax dëgg yàlla dañu laa war a faju wala nga noppi parce que xamoo dara wala nga ñeme yàlla dong moo lay yóbbu si waxu jooju mais loolu moom dafa safaana ak lu am wallahu almustaan. beneen téere bi nga xam ne tamit bëgg naa leen ko indil moom tamit tuddee naa si téereem baati ahlu sunna wal jamaa. xam nga waxu ji sa dégg naa benn waay tamit waxu loolu mu ne baati ahlu sunna wal jamaa moom sa waxul ne ahlu sunna mais moom dafa ne ahlu sunna wal jamaa bañ ko njëkk asaayira la ñu jubul suñ ko waxee moom tamit waxam jooju noonu du dëgg parce que soo demee si Tirmidi jaamiu Tirmidi ñu bari dañu wax ne sunanu Tirmidi soo demee foofu da ngay fekke foofu muy cité ne mu ne waxu ji nii mooy boromi xam-xam yi si ahlu sunna wal jamaa te Tirmidi kañ la génne àdduna mu ngi génne àdduna 279 moo tax dañuy wax ne génne àdduna diggante génne àdduna Malik ak génne àdduna Tirmidi 100 ans moo fa nekk. imam Malik rahimahullah mu ngi génne àdduna 179 imaamu Tirmidi rahimahullah mu ngi génne àdduna 279 su fekkee ne ñu ne abul hasan al ashari mu ngi génne àdduna 270 la chaque année Tirmidi ba mu génne àdduna fekkee abul hasan xale bu ndaw la ay 9 ans lay tolloo d'abord jamono jooju Mu'tazili la même su fekkee ne ñu ne 260 la juddoo wala 262 la juddoo boobu day fekkee 19 ans la am te fekkee mu ngi si i'tizal parce que moom 40 ans si dundoom si i'tizal la ko def si mazhabu i'tizal kon xam nga ne kon waxu diine ak nu munta mel du mun a nekk dëgg kon ñetti nit yi nga xam ne d'abord indi naa leen si ñetti téere ñetti nit yi nga xam ne dañaa bindi baati ahlu sunna seen biiri téere xam nga nit mun na wax ne non ñii dañ ko riwaaya si sanad parce que mu bëgg woon ne nit ñi ne peut-être sanad bi wérul mais waxuñu mbiri mu sanad dañ la ne ñii dañaa bindi dugalee foofu di tudd kalima ahli sunna fekke waa ji juddogul wala mu nekk tuutànk su la nee nga ziyaada wala mu nekk mu'tazil kon pour wane leen ne asaayira dañaa ñeme yàlla dong mais lépp lu ñuy wax guddi ak bëccëg soo demee pour xool da ngay fekke ne lépp si fen la ko lal fen moo ko lale ak tawriya ak waxu lu dul dëgg dem bu wax naa leen fi dañuy ñëw fekke waxu jàmbur muy am pas-pas bu leer nañ ñoom ñu ñëw di ko taawile di ne muraaduhu kada wa kada wa kada wa kada wallahi la dem fekkee naa loolu si ay wax
mi kii Baye jur yi ñoom Baye jur yi muy fen yu leer nañ di tafsir benn wax boo xam ne waxu Aïcha la di ko tafsiree di ne ñoom Aïcha soo gisee mu wax loolu di ko tafsiree si seen pas-pasu ju bon boobu mi nga xam ne taala bi aqidatihim mu jël xamul waxu Aïcha ne lii moo tax Aïcha wax nangam pour jéem a saxalee si kii ne te muy waxul lu du dëgg waxuma la ne Aïcha mais jamono ñoom imam Malik si boppam amul kenn koo xam ne day waxu asaira yi tey si waxu yi nga xam ne seen pas-pas si loolu moo ko kii wund surtout ñuy askanoo loolu si Aïcha radiyallahu anha mais comme dañaa ñeme yàlla nenn la ñu nekk pour ñu défendre il faut ñu seen bopp il faut ñu wax lu dul dëgg loolu moo leen di yóbbu dañuy fekk ahlu sunna wal jamaa ñuy wax ay wax boo xam ne mu fassala la bu mu leer nañ ñu gis ko ñu ñëw jël benn moo boo xam ne peut-être dañ ko wax mu ijmaalan ñu daal di wax jëlee wax jooju ñu ne lii mooy waxu jiw sàngam loolu def nañ ko si borom mazahib yi yëpp moo xam ne maliki la wala shafii la wala imam ahmad si boppam la ak abu hanifa ñoom ñëpp soo gisee ni kii dañu leen ne dañuy tasarrufu seen wax di firi seen wax si loo xam ne day méngoo ak pas-pasu ashaira fekkee ñoom am nañ waxu ju leer nañ loo xam ne dafa wuute complètement si waxu ashaira bal dañuy tabdi ñi nga xam ne ñoo nekk ashaira wa ma dalika da ngay fekkee ne ñu bëgg théorie pour gëmloo nit ñi ne ñu ne haawulaay ala mazhabi ashaira wala ibnu kullaab wallahu almustaan léegi bu ñu jógee foofu dinañu leen indi ay waxu borom xam-xam yi nga xam ne tudd nañu leen ne ñu ngi woon waxu ahli sunna ñi nga xam ne yenn boromi téere ñoo ko riwaaya bi sanad masalan soo demee si sharhu i'tiqaad ahli sunna wala sharhu usulu i'tiqaad ahli sunna li laalakaay da ngay fekkee yu bare ñu indi ko ak ñu mel ni ñooñu nga xam ne dañaa tuxale si ay borom xam-xami salaf dinañ leen indi ñenn si ñoom yi nga xam ne ñooñu mun na wax saa ñooñu ñoo mag baayu abul hasan al ash'ari masalan waxu ibnu sirin jàll na ak waxu alxasanil basri bi nga xam ne tamit jàll na waxu alxasanil basri bi nga xam ne moo nekk fale am na ñoo xam ne dañu koy tadrifal ñu ne sanad bu wérul si moom bi nga xam ne Daarimi da ko riwaaya mais soo gisee ma indi ko parce que Daarimi moo tax xam nga su fekkee ne Daarimi dafa indi baati ahlu sunna rek si téeram mu xam ne baati boobu kaana maarufan indahu moo tax ne moom mu dugalee ko si téeram bi raddi nadar hal saxa anil hasan am lam yasih mais ibnu sirin bosam boobu leer na si muqaddima la bokk te beneen bi nga xam ne moom laa la indi Tirmidi tamit Tirmidi si boppam moo wax waxu ji Tirmidi si boppam moom moo waxu jooju si biiri téereem gannaaw ba mu riwaaya benn xadis won na ne loolu mooy mazhabu salaf daal di indi noonu di ne loolu la ulama yi wax min ahli sunna wal jamaa kon jëlee nañu loolu tamit si Ayyubu Saxtiyaani muy wax ne moom su gisee ab nit koo xam ne suñ ko xibaaru si kenn si ahlu sunna muy génn àdduna dafay mel ne moom si kenn si ay cëram la ñàkk inni uxbiru bi mawti rajul min ahli sunna wa ka anni ufqidu baada a'da'i waaw mu ne inna min saadati alxadas wal ajami an yuwaffiqahuma allahu li aalimin min ahli sunna
loolu laalaaka yi indi na yooyu. Ayyubu Sixtiyaani mu ngi génn àdduna 131 boobu ana Abul Hasan soo moytul papaam sa tout tànk la. kon nañ bàyyi di wax lu dul dëgg. su demee si Sufyaan Thawri aydan mu ne istawsu bi ahli sunna xayra fa innahum ghuraba. waaw noonu lañ ko jëlee encore si Fudayl ibn Iyaad. Sufyaan Thawri mu ngi génn àdduna 161 Fudayl ibn Iyaad mu ngi génn àdduna 187 muy wax ne al iman muy wax ne qaala ahlul irja yaquluuna al iman qawlun bila amalin wa taqulu al jahmiya al imanu al maarifa bila qawlin wala amal wa yaqulu ahlu sunna al imanu al maarifatu wal qawlu wal amal. nga gis ne kon ñuy tamee indi nañu tuxal nañ si ñoom ñoo xam ne dañuy wax ahlu sunna fekk ñoom ñëpp seen juddoo seen génn àdduna moo jiitu juddoo Abul Hasani al Ashari rahimahullah. léegi bu ñu ñëwee Abu Ubayd al Qasim bun Sallam moom tamit dafa bindi téere. waaw isa munoon nañu ko jiital moom tamit parce que moom tamit daa bindi téere te moom moo jiitu ñi nga xam ne ñoom laa tuxal. mais parce que lu tax parce que ñoo gën a siiw. par exemple koo waxtee imam Muslim xam na ko koo wax ne imam Tirmidhi xam na ko Daarimi tamit ñi bare xam nañ ko mais soo ne Al-Qasim ibnu Sallam peut-être ñi bare xamuñu ko. mais moom am na benn téere bu mu bindi al iman kitaabul iman moom foofu noonu tamit indi na wax ju won ne ahlu sunna dafa am parce que dafa ne waa ji de ko laaj ay mbir pour mu leerale ko li nga xam ne nit ñi dañu si wuute si iman ziyaada boo xam ne day yokku wala day wàññeeku. mu ne wa tadkuru annaka ahbabta maarifata ma alayhi ahlu sunna maarifatu ma alayhi ahlu sunna min dhalika. ne moom nag si laaj bi dafa ko ne danga bëgg xam loo xam ne loolu la ahlu sunna nekkee si imaanu boobu. kon ku dem si téere bi nga xam ne mooy al iman téere bi yaatul trop benn risaala kii la mu nekk lu am solo nu muy taqsimee nit ñi nga xam ne dañuy wax si ay masaayil al imaniya ak yenn jëf yi nga xam ne utili xaale ya annahu masalan zahiruhu al kufr wala al xuruj min al islam. donc loolu dañ ko foo fekk masaayil yooyu masaayil yu am solo la téere bu am solo tamit si ki nga xam ne dafa dem ba gisi téere bi. kon lii ñeenteel téere la boo xam ne waa ji ba mu bindee waa ahlu sunna si téereem moo jiite juddoo Abul Hasan parce que kii xam nga kañ la génne àdduna mooy 224 la génne àdduna moom Abu Ubayd al Qasim bun Sallam. su ñëwee si imam Ahmadu si boppam imam ahlu sunna wal jamaa si téereem bi nga xam ne ñu ne mooy téere as sunna da ngay fekke muy tudd dafa mu ne haadihi madahibu ahli al ilmi wa ashaabi al athari wa ahli sunna al mutamassikina bi urwatiha al maarufina biha al muqtadi bihim fiha min ladun ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ila yawmina hada. imam Ahmad moom moo wax waxu jiini si téereem bi nga xam ne ba kitaabu sunna moom tamit la sakkane moom moo génnem àdduna moo jiitu juddoo Abul Hasan. imam Ahmad mu ngi génn àdduna 231 kon 241 c'est 241 kon ñaata moo nekk faatoom diggante faatoom ak Abul Hasan al Ashari
mun na 20 ans su fekkee ne 61 la judd wala ay 62 yoon mais su fekkee ne ay 70 la mu nekk 30 ans te ñoom bindi nañ seen mbiri téere yi bu lay wan ne kon baati ahlu sunna dafa am bala achaira di ñëw. loolu mooy réalité bi kon noonu nit ñi noonu la ñuy continuer imam Ahmad ak Alqasim bun Sallam ñoom dañaa jamonoonte ak Ibn Kullab bi nga xam ne ñoom achaira saxal nañ ne kooku mooy seen shérif kooku mooy seen cheikh seen madhab soo demee si Nihaayatul Iqdaam si Shahristani di nga foo fekk muy wax loolu ak tamit même Baghdadi si boppam soo demee da ngay fekk ne ñoom Qalansi ak ñu mel noonu dañuy jàpp ne ñoom ñooy seeni kilifa yi nga dem encore Shahristani même soosu di ko mu ngi koy leeral si al milal wan nihal di ne mbi nit ñi ba ñu nekkoon amuñu woon benn différence diggante sifaatu la moo xam ne xabar yàlla wala daate la wala ne amul benn différence ba Ibn Kullab bi ñëw ñu indi yenn waxu ahlul kalaam ba Abul Hasan am problème ak Mu'tazila daal ñëw di topp ginnaaw ñoom Ibn Kullab kon nga gis ne ñoom seen bopp dañuy reconnaître ne Ibn Kullab ñoom ñooy seen chef yi ñoom ñooy seen sëriñ yi ñoom ñooy seen cheikh si madhab bi nga xam ne moom lay nekk masab ashariya mais imam Ahmad ak Abu Ubayd al Qasim bun Salam rahimahumullah ñoom ba ñu tuddee ahlu sunna ñoom dugalewuñu foofu kenn si Ibn Kullab bal au contraire wax naa leen ne imam Ahmad kaana yuhaddiru nnaasa min hada rajul ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon si madhabam mooy alxaaris al muhaasibi ak ñu mel ñu ak Ibn Kullab si boppam soo demee si taraajimu awla da ngay fekke ne imam Ahmad da leen doon dugg ba ñenn si ñoom génne àdduna waaw moo daane waa ji ñu ne ba mu génne àdduna xaw ma alxaaris al muhaasibi la ñeenti nit kot moo ko doon jullee parce que imam Ahmad da doon tere nit ñi pour ñu dem si moom dafa doon dem ba nobatu kon loolu mooy réalité bi kon ñooñu ahlu bidaa lañu si ahlu sunna fii laa yéemu d'abord pour wan leen ne baati ahlu sunna moo jiitu juddu Abul Hasan al Ash'ari li si des dinañ ñëw pour wan leen ne nit ñi ni ñu doon xeexee asaira yi ak ñu mel noonu. léegi comme indi nañu leen loo xam ne day saxal ne baati ahlu sunna amoon na avant Abul Hasan al Ash'ari juddu kon loolu day wuute waxu bi nga xam ne moom la Moustapha Chak ba wax Chak ak xawma waaw si téere mboo noonu islaamu bila madahib bu lay won ne waxu jooju du dëgg moo xam ne moo ko njëkke wax wala keneen moo ko créé moom mu ñëw di wax ñeneen yi topp si ak ku ko munta wax si àdduna waxul dëgg waxu jooju baati ahlu sunna moo jiitu juddoo Abil Hasan soo moytul mooy jiite juddoo baayam waaw parce que ñun amuñu shakk ne isnaad bi nga xam ne moom la imam Muslim indi jëlee ko si Ibnu Sirin loolu lu wér la te Ibnu Sirin mu ngi génn àdduna comme ni ma leen ko waxee mooy 110 mooy ba mujj si xarnu bu njëkk bi la def lu bare si ay dundam Muhammad ibnu Sirin si ñan la jëlee xam-xam mooy asaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñooy kiyam dem na saa suñu ne Abi Hurayrata suñu jëlee suñu ne Muhammad an Abi Hurayrata rek moom ibnu Sirin la Muhammad ibnu Sirin kon kooku taabiinu bu mag la moom moo tuddee di ne ahlu sunna baati ahlu sunna dafa am gannaaw ba gaa yi créé ay bidaa ñenn bidaa ñoo am jamono jooju sax ay rafida yi ak yenn peut-être jahmiya mu ngi commencé di ak xawaarij
kon kii waxu jooju noonu laa shakka ne moom waxulu dëgg te donc comme sunna bi am na nit ñi xam nañ ne lan mooy sunna as sunna suñ ko waxee mooy sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba mi mais képp ku ñëw di wuute ak ñooñu laa shakka mënoo nekk si ahlu sunna wax nañ leen démb asaira yi ki li ñu njëkk jiital mooy seen qaanunul kulli boobu noonu bi nga xam ne moom lañu gëm lépp loo xam ne dafa ñëw si ñoom si nusuus si foofu lañ koy peese ñoom ñëpp amuñu si wér loolu amul wuute si ñoom gannaaw waa ji nu mu tudd ci moom kii nii ibnu Fawrak si téeram boobu noonu bi nga xam ne da ko waa ne muskilul ahadis te bokk na tamit si seen plan boo xam ne ñoom ñoo ko def di ñëw di jël dine hada muskil waxuñu dëgg di jël ay nusus ñu ne lii muskil la ibnu Fawrak loolu la def si téeram boobu noonu di indi ay ahadis yoo xam ne asma si ay sifaat la ñu ne hada muskil donc ñoom depuis si moom boo ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk tey ñoom amuñu werante ne nit ki su fekkee ne hadis yi boo xam ne dafa ñëw dafa wuuta ak seen xel mi la ñuy jiital nit ñi jiitalee xel nag imma mu nekk loo xam ne dafa dëppoo ak seen xel ñu nangu ko kon bu boobaa maana bi du nasu bi xel bi la wala mu wuuta ak xel ñu daal di ko taawil su fekkee ne mun nañ kaa taawil su fekkee mënuñ kaa taawil dañ ko radd loolu la ñu njëkkoon wax ba ñoom juwee nii ñëw ñu ne léegi suñ ko munta radd sax suñ ko munta taawil mun nañ kaa tafwid di ne yàlla rek a xam ñaari mazhab yëpp dafa dansé ñaari mazhab yëpp ulama ahli sunna wal jamaa dañ kaa zamm bal juwee nii moo indi loolu da ngay gis ne ahlul baatil toujours dañuy am ay tanaaqudaat yu bare parce que mbir mu taawil bi nga xam ne tey moo asaayira yi bare loolu la ñu wax imma nga taawil wala nga tafwid pourtant soo demee si téere muskilu boobu noonu bi nga xam muskilul ahadis li ibnu Fawrak moom dafa saxal ne tafwid moom mustahil munta nekk abadan kenn mënul askan wa tafwid boobu noonu si diine soo demee juwee nii si yenn si téere mi dama fàtte tout téere bi instant mi mais si lenn si ay téeram dafa saxal ne taawil yi nekkul mazhabu salaf kon yaa ngi si ne kon des fois dëgg day génn si lammeñ nit caaxaan parce que moom dem na ba xam ne ba saxal ne taawil moom du mazhabu salaf kon taawil du mazhabu salaf ibnu Fawrak tamit dafa dàq complètement si tafwid si suñu diine bi kon lan moo nekk si dëgg mooy ñu jël juz'un min kalaami Razi di ko saxal mooy mazhabu salafu moom du taawil ak juz'un min kalaami ibnu Fawrak mooy tafwid moom bokkul si diine bi kon lan moo nekk si dëgg léegi mooy nit lépp loo xam ne nusuusu sharia dafa ne dañ koy jël si zahir loolu mooy mazhab ahlu sunna wal jamaa musuñu si wérante di ne nusuusu sharia yuhmal ala zahiriha ahlul baatil comme ashaira ñoom rek ñooy indi loolu di jéem a wérante si loolu wallahu almustaan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen siyaara waaw di siyaare Abu Sofia Diawara di ko jaajëfal bu baax ci tontu yu leer yu am solo yi waa lii nag ab laaj la boo xam ne daf ñoo dab benn mbokk moo ñu ko tan bi envoyé ñu message pour ñu laaj ko cheikh bi moo di ne achaira yi ñu doon waxtaane ni ndax am nañu fi sunum réew na am nañu fi Sénégal su fekkee am nañ fi yan mandarga lañ leen mën a xame maanaam yan misaal nga ñu mën a jox ba ñu xamee ko maanaam loo xam ne daal ku ko gis ci ab jullit ci ay pas-pas nga xam ne kii ab asaari la maanaam seeni pas-pas naka lañ leen di xàmmee bu fekkee am nañ fi. léegi li ma wàccalee nii mooy waxu bi nga xam ne bu njëkk bi mooy sunanu Daarimi bi beneen bi mooy Sahih Muslim beneen bi mooy waxu Tirmidhi comme indi naa leen tamit ñi nga xam ne ñoo jiitu nii
ñoo jiitu nii masala Abu Ubayd al-Qasim bun Sallam 223 la génne àdduna xawma wala 24 nga ñëw Imam Ahmad 241 la génne àdduna ñoom ñëpp indi nañ seen biir téere du tudd kii nii ak yeneen borom xam-xam yi nga xam ne laalaakaaya ñu mel ñooñu dañuy tuxal seen bi sanad dine ñoom tudde nañu moo ahlu sunna wal jamaa ñoom ñëpp seen ne kii moo jiitu juddoo Abil Hasan al Ashari léegi comme sax na léegi Abil Hasan al Ashari daa fekk fi kalma boo xam ne moom mooy kalmat ahlu sunna wal jamaa ñu saxal ne moom ki muy topp ab kilifam yi si ba mu jógee si i'tizaal mooy Ibnu Kullaab ñu dem xool ndax boromi xam-xam ahlu sunna wal jamaa dañaa dugale Ibnu Kullaab si ahlu sunna wala dugale wuñu ko d'abord dañuy dem si imam Ahmad lan la doon jëflanteeg ak Ibnu Kullaab ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon si mazhabam ko al-Haaris al-Muhaasibi wax nañu leen foofu da leen doon hijra da leen wax nit ñi ne nañu leen dogu dañu leen doon bañ a dégul dañ doon bañ a toogu si ñoom parce que li lan moo nekk si ñoom mooy bidaa yi nga xam ne ñoo nekk si ñoom léegi ñu ñëw bàyyi imam Ahmad di ñëw si ñi nga xam ne ñoo nekkoon si ndongoy imam Ahmad dañ jël kenn rek mooy Abu Zur'ati ar-Razi Abu Zur'ati ar-Razi démb waxoon naa leen ko si téereem bi nga xam ne mooy Su'alatil Barzanji li Abi Zur'a moom Abu Zur'a bañ ko laajee si mu al-Haaris al-Muhaasibi ak téereem yi soo demee si téere bi di si li ma lay wax ne si sualaat ñi bari indi nañ ko Xatiibu indi na ko nu mu tudd ñoom Zahabi yu ak ñu mel ñooñu bare ñi nga xam ne dañuy wax si kii nii indi nañ waxu ji nii même Haafid ibn Hajar gis naa ko si Mizaan suma juumul indi na ko foofu Lisaanul Mizaan kon mu ne waa ji moo wax loolu Barzanji mu ne shahidtu Aba Zur'a su'ila anil Haaris al-Muhaasibi wa kutubihi lan la wax si saa'il mu ne iyyaaka wa haadihi al-kutub haadihi kutubu bid'in wa dalaalaat alayka bil athar fa innaka tajidu fiha ma yughni an haadihi al-kutub mu ne ko téere bid'a la téere dalaala la mu ne ko demal nga jël athar mooy li ñuy mooy naqli tey li ñuy wax mu ne fa innaka tajid fihi ma yughni an hadhihi al-kutub ne soo demee foofu da ngay gis loo xam ne moo lay doy moo xam ne dootoo faale li nekk ci téere yi après ñu daal di ko wax ne téere yi ne am na solo de mu ne fii hadhihi al-kutub ibra mu daal di waa ne man lam yakun lahu fi kitaabillah ibra fa laysa lahu fi hadhihi al-kutub ibra képp ku amul njëriñ si téere yàlla doo ko mun a am si téere yi abadan yaani téere dolaala la mu ne ndax musu ngeen ni fekkee ne ñu ne Maliki ak Shafi'i Sufyaan Thawri ak Awzaa'i ak immat yi nga xam ne ñoo jiitu woon ñooñu de bind nañu zaara waxu yi nii fil xataraat wal wasaawis wa haadihi al-ashyaa te bu leen fàtte ne al-Haaris al-Muhaasibi mii nii nag ñu ne moom mooy mun nañu wax ne moom mooy bàyyi suufiyanke yi si mbir yu bare si suufiyanke yi si ay téereem la ñuy delloo dañuy gisoo tasawuf ak kalaam ahlu kalaam dañuy bare lu ñuy lonk soo demee si taraajum Haaris al-Muhaasibi mi surtout si Xatibul Bagdaadi da ngay fekkee ne muy tudd zaaru waay yi nii bu lay wan ne kon ñooñu ahlu bidaa lañu su fekkee ne ñii ñooy kilifa asaa'ira yi ñi nga xam ne dañuy jamono daak ñoom si salaf ñu tabb di leen te ñii ñooy mashaayix Abil Hasan al Ashari ñii ñooy chefu Ashari si boppam ñu ne ñoom ay mubtada la ñu ne seen téere ay mubtada la
léegi kan mooy ñëw fii nii ñu ne ñoom la ñuy dugale si ahlu sunna wal jamaa du mun a nekk abadan. donc su fekkee ne imam ahmad dafa tabdi al xaaris yi ak ibnu kullaab di xadri naas minhum ndongo yi imam ahmad wala ñi tolloo si ñoom jamonontaag ñoom ñu jàpp ne ñoom ay ahlu bidaa lañu kon nañu ñëw léegi abul xasani si boppam ñañ ñoo doon jamonontaag moom comme démb lu ma leen ko wax mayuñu ko woon jam al barbahaari mayu ko woon jam ba muy dem di déclarer ne bàyyi na lépp ñëw topp si ginnaaw imam ahmad moo tax mu bindi téeram bi nga xam ne mooy téere mooy al ibana bi nga xam ne moom la mujjee bindi ñu bare si borom xam-xam loolu la ñuy wax. léegi dañuy dem si abil hasan al ashari si boppam mu waxuñu ne ndax ibnu kullaab ak ñi ko topp ñoom ahlu sunna lañu wala duñu ay ahlu sunna. soo demee si téereem bi nga xam ne mooy maqalatul islamiyin wa ixtilaafil musallin maqalatul islamiyin wa ixtilaafil musallin da ngay fekkee foofu mu ne waxtalafu fil ayni wal yad wal wajh ala arbaati maqalat bu njëkk bi dafa tudd al mujassima seen wax après mu daal di wax ne mu ne wa qaala ashaabul hadis mu indi seen wax mu daal di wax ne wa qaala abdullah ibnu kilaab bi lay wane ne kon moom abdullah ibn kilaab fii nii da ko génnee si ahlu sunna parce que su fekkee ne moom lu mu wax su fekkee ne ashaabul hadis loolu lañu wax kon bu boobaa jarul mu béral ko moo lay wane ne kon moom nekkul si waxu bi nga xam ne moom la ashaabul hadis yi wax. soo demee fi mu gën a yaatal mu ne haadihi xikaayatu jumlati qawli ashaabil hadis wa ahli sunna mu daal di tudd waxu ahlu sunna ba mu jeex ba mu ko waxee ba mu jeex mu daal di wax ne lépp lu ñooñu wax man moom laay wax mu daal di wax loolu mu ne wa ilayhi nadhab wa ma tawfiquna illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa ilayhi al-masir. léegi mu daal di wax ne dhikru qawli ashaabi abdillah ibnu said al-qattan ba mu tuddee wax ahlu sunna wal jamaa mu daal di indiwaat waxu bi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñooy topp abdullah ibnu said al-qattan bi mooy ñoom xaaris al muhaasib yaak ibnu ak kalansi yaak ñu mel ñooñu mu daal di wax mu ne fa amma ashaabu abdillahi ibnu said al qattan fa innahum yaquluna bi akthar ma dakarnahu an ahli sunna mu ne kanta ñi nga xam ne toppandoo abdullah ibnu said ñoom ñu bare li ñuy wax ci ahlu sunna dañ ko gémoon gisoo moom fii nii dafa génnee ñooñu ci ahlu sunna donte ne am na mbir yoo xam ne dañaa déppoo ak ahlu sunna foofu. kon ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéen ñoo jàpp ibnu kullaab ak ñu mel ñooñu seen ne sirni xamal leen ne yéen musoo leen ne bokk ci ahlu sunna wal jamaa te kenn musu leen boolee ci ahlu sunna wal jamaa moo tax ne man musuma gis kenn ci ahlu sunna koo xam ne sunna su dafa gëm a pas-pas salaf boo xam ne dafay jàpp ne kullaabiya wala ashariya wala maturidi ahlu sunna lañu bokk loolu gisuma ko. dafa ñëw mutaaxiran diddan si booru ñoom safraayini si boppam si seen tarixa la nekk ñoom kii ni si seen tarixa la nekk mais kanta di jàppe maturidi ak asaira yi ñoom ñooy ahlu sunna baxtit kenn ñeneen ñi du ñu ahlu sunna loolu waxu dof la. moo tax ne même safraayini ñoom dañuy xaaji ni ñu ne ahlu sunna ñetti mazhab yi la dugalee maturidi ak nii dara du si dégg. ahlu sunna wal jamaa benn kuréel la te moo nekk jamono saxaaba yi ba ila yawmina hada loolu pour nga nekk salafi nga nekk sunni il faut nga sa delluwaay mu nekk alkitaab ak sunna mais pas sa xel. achaira yi ak
kullaabiya seen pas-pas dañ ko jëlee si xel la ñuy delloo seen qaanuunul kulli bi nga xam ne dañ kaa teg mooy adillatul aqliya indahum moom la ñu jiital si nusuus bépp nas bu wutee ak boobu dañuy jëflante ak yow wala ñu sànni la fale. kon fii ni dafa leer nañ si téere bi nga xam ne mooy maqalatul islamiyin wa ixtilaaful musallina li abil hasan al ashari daa séparé kullaabiya ak ashaabul xadis te ashaabul xadis ñoom ñoo nekk ahlu sunna indahu wallahu almustaan. waaw mbokk yi su fekkee ne abil hasan al ashari moom moo génnee kullaabiya maanaam abdullah ibn said al kullaabi ak ñoñoom yi kon kenn du xaare ahlu sunna ñu dugale leen loolu moom du am. moo tax ne depuis jamono jooju ba ilaa yawmina haada da ngay gis ne ahlu sunna dañuy jàpp ne ashaira yi ahlu baatil lañu. doo gis kenn si ñoom koo xam ne dafa leen dugale si ahlu sunna maxat noonu. imma nga fekk am na ñoom ibnu taymiya masalan wax nañu ne ñoom aqrab ñoom ñoo am na surtout ibnu taymiya si boppam dafa séparé seen diggante parce que dafa leen def ñetti xaaj ashaira yi mu wax sax ashaira al kullaabiya ak ashaira mu'tazila ak ashaira mutafalsafa moo daan kii ni mu defal leen ne ñetti madrasa mu jàpp ne ashaira yi njëkki hum aqrab ila ahli sunna mooy kullaabiya ak ñu mel ne ala tariqa kullaabiya nee na ñoom dañuy saxale mbir yu bare ahlu sunna day ko saxal mais wuute na ak ñoom moo tax ne du wax ne ñoom ay ahlu sunna lañu mais nee na ashaira li mutaaxiruun yi ñoom falsafa lañu gëm mooy Raazi ak ñu mel noonu ak ñi topp ginnaaw Raazi. kon ahlu sunna wal jamaa depuis boobu ba léegi dañu leen raddi woon leen ne ñoom ahlu bidaa lañu dañuy leen xijira dinañ leen indi waxu ñenn si ñoom même su fekkee ne bariwul parce que li ñuy indi fii xaw na gudd. masala ibnu Xuzeyma da doon dugg ñenn tullaabam yi di leen hijira parce que dañaa dem toog ak dañaa topp si mazhabu ak kullaabiya. ba bañ ko laajee ñu ne lu tax nga ñu hijra mu ne parce que da ngeen di topp tariqat ibnu kullaab moom kooku mooy ibnu Xuzeyma Muhammad ibn Isxaaqa ibnu Xuzeyma rahimahullah mu ngi génn àdduna 311. am na beneen ki nga xam ne bari nañu torop yi nga xam ne dañaa dogoo ak ñoom mais dinaa leen indi kenn si maliki yoon wala ñaar. soo demee ibnu abdul bari sa indi na waxu jooju tamit bi nga xam ne moom mooy muhammad ibn ahmad ibn isaaqa ibn xawaaz mandaad al masri al maliki ñu ne presque si xarnu xaamisi la génne àdduna mais moom moo jiitu quand même ibn abdul bar moom dafa jàppe dafa ne ahlul ahwa su ko maliki waa mooy ahlul kalaam moo xam ne ashari la wala du ashari mu ne kenn si ñoom kenn warul nangu sa sahaada bal dañ laa war a yar naam wa yuhjar wa yu addab ala bidaati fa in tamada alayhi su tiiba minha loolu la jàppee ashaira yi te loolu mooy li nga xam ne lu war a am. ibnu manda si boppam tamit loolu la doon wax mu ne ibnu manda kooku tamit imam bu mag la ñu ko wane abu abdullah muhammad ibn isaq ibnu manda waaw mu ne nit ki nag dafa war a ragal yàlla mu topp ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci salaf ak seen madhab ak seen wax mu xool
mu xool ñi nga xam ne dañaa amoon fii waxu ju bon ba nit ñi hijra leen ba mu dee fekkee mu ngi nobatu mu xool c'est-à-dire mu jël exemple si ki nga xam ne xaraja kayfa xaraja min addunia mahjuran madmuman matruda min al majalis wal buldaan li atiqaadihi al qabih ak koo xam ne dafa am ay pas-pas yu bon mu ngay war a jël exemple si ñooñu mu ne wa qawlihi shanii al muxaalif li diinillah mislu al karabisi wa shawaat wa ibnu kullaab wa ibnu al ashari wa amthali mimman kaana al jidaal wal kalaam tariquhu fi diinillah azza wa jalla ñu lay wan ne ñoom ashari yi ñoom ñëpp nee nañu ictiqaad bu bon lañ am ak ñoom ay kullaabiya bi lay wan ne kon ashaira yi ahlu sunna moom dañu leen musa jàppee nit ci boni nit ci bidaa mais du ay ahlu sunna wal jamaa lañu leen boole. léegi su ñëwee si andalus ñu fekkee foofu abu muhammad ali ibn ahmad ibnu said ibn hazim al andalusi al qurtubi al zahiri mu ngi génn àdduna 456 moom si boppam dafa jàppee ne ashaira yi murji'a lañu bal soo toppee si téeram bi nga xam ne mooy al faslu fil milal wal ahwa wal nihal dangay fekkee ne da leen ŋaññi lu baree moom moo ne mu ne xulaatul murji'a taifatan ñaari taifa lañ mi nga xam ne ñoo gën a bonn si murji'a yi bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne liimaan moom wax si sa gémmeñ la rek même su fekkee ne da nga kii ni si keefeer si sa xol. beneen bi mu ne beneen kuréel bi mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne al iman aqdun bil qalbi mooy nga wax nga gëm ko si sa gémmeñ sa xol rek sa xol même su fekkee ne dafa annoncé ne moom dafa weddi yàlla si lisaano ñaar yi dañaa xaw a safaano ñii nee nañu xol la rek ñii nee nañu gémmeñ la rek waaw mu daal di wax ne kuréel bi nga xam ne dañuy ne ngëm yàlla si xol rek la mu ne ba muy ñëw di leen tudd boole na leen ne abul hasan ali ibnu ismail ibnu abil yusr al ashari al basri wa ashabihima ñu mel ñooñu noonu la leen dugale fii buy wane ne moom si boppam dafa jàpp ne ñoom ay murji'a lañu kon ku ko topp gis ne xam ne moom musta dugale sax gis ma fenn mu dugale ashaira si ahlu sunna moom waa ji tamit suñu demee encore léegi dinañ fekk fa borom am xam-xam bu mag imaamu min mazhabil malikiya moom la ñu wax al imam al allama xaafidul maghrib abu omar yusuf ibn abdullah ibn abdul bar al andalusi al qurtubi al maliki moom dafa ne ibn abdul bar mu ngi génn àdduna 363 moom ak xatibul baghdadi ñoo génneendoo àdduna benn année mu ne ajmaa ahlul fiqhi wal athar min jamii al amsar anna ahla al kalam ahli bid'in wa zayg ولا يؤدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم mu ne borom xam-xam yëpp déppoon nañu ne ahlul kalaam moom duñu ay ahlu sunna mais ahlu bidaa lañu kon kenn du leen ne dugale si ahlu sunna kenn du leen dugale si ulama al fuqaha yi te ashaira yi kenn werante ñu ñoom ahlul kalaam lañu ko bal ibn abdul bari indi na waxu ji nga xam ne degré li waxam yi nii si waxu mindaadi boobu noonu bi nga xam ne passé na di ne ahlul ahwa inda malik su waxee ahlul ahwa mooy ahlul kalaam moo xam ne ashari la wala du ashari kon lii day guddal wax bi nga xam ne moom lay nekk fi mais suñu demee ba léegi dinañ indi benn waay boo xam ne am na solo pour ñu indi ko parce que moom sa suufiyanke la mashhur la mais moom si boppam dafay raddi ashaira yi mooy abu muhammad abdul qadir ibn abi sal al jilani mooy abdul qadir al jilani
moom si boppam dafa waxoon na si benn téeram alxuniya li taalibi tariqi alxaq azza wa jal mu daal di jàppee ne achaira yi moom ay mubtadia lañu si téeram boobu noonu kon li ibnu Qudaama moom loolu xaddis wala xaraj bal defas ne sax ñoom ay zanaadiqa lañu mooy ibnu Qudaama al-Maqdisi ak ñu mel noonu bàyyi nañ ñu bëri yi nga xam ne dañuy jàppe ne achaira duñu ay ahlu sunna ba ila yawmina hada ulama ahlu sunna wal jamaa ma zaalu yuradduuna al achaira wa yuxrijuuna min daairati ahli sunna wal jamaa kon loolu moo nekk dëgg wallahu almustaan léegi su fekkee ne loolu am na lan moo tax léegi kon achaira yi ñoom dañuy wax seen bopp si ahlu sunna wal jamaa kañ la ñu commencé kañ la achaira yi commencé di wax ne ahlu sunna wal jamaa la ñu bokk man de si sama gëstu Baqilaani moo njëkk wax waxu jooju te gisi ngeen ne borom xam ñu jëfalante ak moom si jamonoom moom Baqilaani ba mu waxee loolu ñeneen ñi topp ko di jéem a itlaaq ahlu sunna ala al achaira mais xam nañ ne waxuñu dëgg parce que fu ñu waxee ne ñoom ahlu sunna lañu suñu delloo seen ne ponk yi nga xam ne moom seen diine bi si loolu la basé woo dinañ fekkee ne wuute nañu ak ahlu sunna wal jamaa si lu bare wuute nañ ak sunna si boppam bokk na si seen qaanuunu al kulli yi nga xam ne moom mooy adillatul aqliya si ñoom kon loolu moo lay wane ne nit ku nekk tey soo demee foofu ñoom ñëpp dañuy jàpp ne ñoom ñooy firqa naajiya soo demee si mu'tazila dañuy jàpp ne ñoom ñooy ahlu sunna wal jamaa ñoom ñooy muwahhiduun ñoom ñoo am tawhid kon pas ko nit wax si gémmiñam man maa yoree lii ñu ne waaw dëgg la déedéet dañuy xool sa jëf wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun loolu mooy jëf nañu dem léegi achaira yi indi lañu seen usul yi ñu indi seen suñu usul suñu wutee nañu delloo kitaab ak sunna yéen da ngeen di jàppee ne nit munoo nekk ab jullit bu wér lu dul nga dégg su seen qaanuunul kulli boobu moo tax soo demee seen tere lan la ñu awwal waajib lan la ñuy wax awwal waajib mooy lan an nadar loolu la ñuy wax demal si téere bi nga xam ne mooy ummil barahin da ngay fekkee ne muy leer waxu yooyu muy leer ak sharxu ummil barahin si boppam démb indi naa leen fii wax boo xam ne mu ngi si foofu dañuy wax ne bokk na si cosaani kufur nit ti jëlee aaya bu leer nañ nga daal di jëfandikoo ko wala sa hadis te doo ko delloo si seen dalil aqli doo ko yóbbu si seen xel yi kon ñooñu naka lañu mun a nekk ahlu sunna te yonent bi alayhi salaatu yàlla dafa ñu ne li leen yàlla indi jëlee leen lu leen yonent indi jëlee leen ko lu mu leen tere ngeen bàyyi ko nga xam ne diine bi asamu wa taala nekkul ne yow da ngay utiliser sa xel moo tax ne kenn ñenn si borom xam di wax ne su fekkee ne diine bi dañ koy delloo si xel kon jaratul ñu yónnee ay ambiya mais parce que xel dafa am fu mu war a tolloo moo tax ne yàlla yónni yonent yi pour ñu topp leen moo tax ne yonent bi alayhi salaatu ba mu fi jógee dafa ne alaykum bi sunnati wa sunnatil xulafaa rashidin sunna nag ñëpp xam nañ ne suñu ne sunna mooy at tariq tariqatu yonent bi alayhi salaam kenn musulu toog di ñemee toog di ne yonent bi alayhi salaam dafa ñu wax ne gis ngeen nusuusu sariya yi nga xam ne moom la ñu indi nii bàyyi leen xel de bu leen jëlee zahira bi de il faut ngeen gëstu ko ak seen xel lu ànd ak seen xel ngeen jël ko déedéet loolu fan la koy yonent waxee kon loolu moo lay wane ne achaira yi ahlul baatil lañu suñu weddi noonu nañ indi seen usul ñu teg ñu ubbi téere achaira ñu teg ñu delloo si waxu salaf amul kenn nekk si salaf balaa mu'tazila yi ñëw ak jahamiya buy weddi dara lu si alquran boo xam ne yàlla moo ko wax ba mu leer nañ wala bu ñu wax ne lii dañ ko war a taawil kan moo ko wax doo ko fekk kenn di ko wax kon loolu war nañ si moytu quoi bokk na si fen yi nga xam ne achaira dañ koy def comme waxoon naa leen ko sànq dañuy fekkee waxu mujmala boo xam ne waa ji moo ko fekkee fassala dafa ko leeral mu ñëw mujmala boobu na ñu jële ko
mais bokk na si fen yi nga xam ne dañ koy def encore nit ñi war nañ si bàyyi xel masalan nit yi mun na ñëw samp benn qaida mais si wàllu tatbiq mu daal di juumu si benn njumte léegi ñoom dañuy isilaalu si njumte boobu masalan Ibn Abdul Barri dafa saxal si ay téereem di wax ne nit ñi boromi xam-xam musuñu wérente ne di ne nusuusu sharia ala zahiriha mais da ngay gis yenn di jéem a dugg si yenn téere Ibnu Abdul Barri ñu ne noo wax na fii nangam rubama awwala lépp pour indi suba si nit ñi mais ñoom seen wax xam nañ ne du dëgg Ibn Abdul Barri salafi la lu mu gëm mooy salafi li mu gëm ne musta nekk waa kalam nusu nekk ashari wala kenn si ñoom bal li mu saxal mu ne ahlul kalam ahlul bidaa lañu kon ñooñu yoruñu taawil wala ñu yoruñ dara mais nit yi nag mënu nga def erreur wala nu saakuy def erreur si sa téere wala kenn ñëw di tasarruf sa ginnaaw kon loolu tamit nit ñi war nañ si bàyyi xel nit su fekkee ne dafa indi xaayida ba mu leer nañ moom su wutaa xaayida boobu noonu loolu wuute boobu bi nga xataa bi nga xam ne moom la def loolu duñ ko jàppee loolu mooy ay mazhabam parce que xawaayid mu ngi fii kon xaayida bi nga xam ne moom la Ibn Abdul Barri indi mooy nusuusu sharia ala zahiriha yëpp asmaa wa sifaat yëpp ala zahiriha kon bul kenn jógee fale mu ne la no Ibn Abdul Barri wax na fii nangam na non su fekkee ne da nga ko fekkee mu taawili benn nas wala benn kii ni wala chaque kii ni nga xam ne ay njumte la rek mais asiluhu moom mooy alkitaabu sunna wa adamu taawil waa léegi day ñëw si question bi nga xam ne moom la Cheikh Mohammad indi laaj bu am solo la mais yaakaar naa ne démb wax naa leen benn wax mooy ashariya si téere la nekk lu tax loolu parce que dafa jafe pour nit yi appliquer ashariya wax naa leen ne ñu ne li njëkk war nit mooy tasihu imaan kon nit ki sa ngëmu munta wér lu dul nga jaare seen qaanuunu yi nga xam ne moom la ñuy teg mooy qaanuunul taawil wala su la ne nga ne qaanuunul kulli mooy seen adillatul aqliya bi nga xam ne moom la ñuy teg nit ki foo nga jaare foofu soo foo jaarul mu sa imaanu munta wér loolu la ñuy gëm soo demee si sharhu ummul barahin da ngay gis muy wane loolu moom shartun fi sixatil iman du shartu kamal wala gën mais shart la fi sixatil iman mooy nit ki balaa sa imaan wér il faut nga jaare seen yooyu noonu mbokk yi moo tax ma ne leen ashariya moom si téere lay nekk si téere ngay fekk mais application nii moom ni jafe na pour nga gis ko jafe na nga gis nit nii comme ça nga ne ko lii ay ashari la parce que nit mun na nekk foofu di défendre di ne waaw ashayira ñoo nekk si di fekkee moom kaafir la indal ashayira parce que lam yu saxi imaanahu indahum moo tax ne ba ñu demee boo gis ne kon umma bi yëpp presque majorité umma bi yëpp kon ñoom ay kufaar lañ ñu daal di wax ne ñu ne léegi al muraad bi al kii ni mooy jumlatan même su fekkee ne xamoo tafasil yi yëpp mais war nga am loo xam ne war nga si góor-góor moo tax ne tey du ma la wax sax suñu yaaya suñu bajaan yi suñu nijaay yi nekk marché yi di dox di génne di kii ni ñoom ñëpp ay salafiyun mazhab lañu fil ghalib lu dul yi nga xam ne ashaira ñoo ko këf si seen muhadaraat yi ak ñu mel noonu waaw mais nit ki mun na jàpp ay waxu yoo xam ne su déggee ne nit ki mu koy wax rek xamal ne am na subaha si ahlul kalaam moo xam ne ashari la wala ñu mel noonu masalan wax ne yàlla nekkul si wala yàlla fu ne la nekk wala yàlla nekkul fenn yàlla amul bërëb yooyu yëpp waxu ashari la kon loolu la mais pour te dire moom ashariya moom si téere la nekk soo demee si téere yi moom da ngay fekkee ñuy am ay kii nii mais à part loolu pour nga gis nit yi mun ñu ne kii ashari la dafay am jafe
moo tax ne nit ñi waruñu sa bare di wax ak ñoom parce que kii wax ak yow dim ne de jéem a défendre Ash'ari soo demee ba xool da ngay jàpp ne moom si boppam kaafir la indal Ash'ari yi nag dañaa gaaw takfir si nit ñi dañaa gaaw takfir nit ñi loolu kii si boppam Ghazali si téereem bi nga xam ne al faysal baynal al faysal xaw ma al faysal baynal kufri baynal zandaqa xaw ma ak kii ni en tout cas wax téere bi mu ngi si majmua xaaral ma xool majmua Ash'ari waaw si téere boobu noonu waaw al faysalu tafarruqa bayna al islaam wa zandaqa faysalu tafarruqa bayna al islaam wa zandaqa moom saxal na si téere bi di ne Ash'ari yi dañuy takfiir képp ku wuute ak Ash'ari mu ne ak lu ndaw nga wuute ak Ash'ari dañu lay jàpp ne yow ahlu dalaala nga bokk parce que da doon wax si nit yi koo xam ne mu ne moom dafa am problème gannaaw ba mu gisee dañ koy radde parce que si benn téere moom Ghazali si boppam parce que nee na dafa bind benn téere boo xam ne dafa wuute ak Ash'ari yi kon loolu mooy seen problème ñoom dañuy gaaw takfir si umma bi loolu yëpp base bi foofu lay kii ne seen ne adilla aqliya yooyu nga xam ne dañ ko teg ku wuute ak ñoom de yow kaafiri nga bal nee nañ la gëmu alquran masalan comme istawa alal arsh nga nangu ne istawa comme arabe nu mu ko indi rek yow da nga génne si l'islam parce que dafa wuute ak seen adilla aqliya boobu noonu yow da nga génne l'islam mais sa l'islam si boppam du wéri kanta yóbboo ko foofu kon moo daa ne umma bi yëpp kuffaar indal Ash'ari laa yasixu imaanuhum loolu catastrophe la mbokk yi ñii waxu jooju noonu sax amuñu xel suñu amee xel sax xam nañ ne ñoom seen bopp moo daa ne dañuy am problème ñoom ñëpp majorité yëpp si ponkal yi mag yëpp seen dund bi dañaa mujjee weddi yoon bi nga xam ne moom la nekk moom la ñu nekkoon loolu moo lay wane ne yoonu boobu yoonu bu bon la parce que ahlu sunna wal jamaa amul kenn si ñoom koo xam ne ñu ne fii aaxirayaati taxayyara wala bàyyi na mazhab dem leen ngeen xool depuis Muhammad ibn Sirin bu ilaa yawmina hada képp ku ñu wax ne kii ahlu sunna la nit ñi xam ko si sunna musta bàyyi fu mu nekk dem Ash'ari kay mooy bàyyi ñëw wala jahami bàyyi ñëw wala suufi bi bàyyi ñëw wala rafidi bi bàyyi ñëw mais ki nekk sunna parce que dëgg la nekk soo nekkee si dëgg toujours sax sa xel day dal ala bi dikrillah tatma'innul qulub te ki nga xam ne moom mooy salafi bi waxu yàlla subhanahu wa ta'ala ak waxu yonent bi alayhi salaam rek mooy dundoom mais su fekkee ne waxu nit ñi la dañuy dem ba soof la même su fekkee ne dëgg la day dem ba soof la moo tax ne ñoom seen mujjanteel jamono dañuy am problème xoolal Razi Juwayni li ñuy tabax si Ash'ariya mais seen fin dund bi la naka la jeexee nga ñëw même suñu jamono ji tey ki nga xam ne si kii Ash'ari la nekkoon mujjee delloor ginnaaw bu si mujjante la rahimahullah mooy xaw ma Arnaout xaw ma Shuayb Arnaout ndeysaan mu defu benn kii boo xam ne mu leer nañ di ne dafa taraajo am na koo xam ne tamit moom moo bindi daawa tawxid dafa nekkoon shadida ala ibnu Taymiya mais finalement dafa bàyyi Ash'ariya ba mu ñëw sharha aqidatul wasitiya xaw ma Harrazi la xaw ma moo lay wane ne ñii seen mazhab bu bon la mais ahlu sunna kenn du leen fekkeel si loolu amul na ma kenn indi koo xam ne nit ñi xam nañ ko si sunna ba mu demee ba mujjanteel jamonoom mu daal di bàyyi dugg si Ash'ariya kan ngeen xam muy def loolu moo lay wane seen mazhab bu bon la hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad kon bokki xam naa fii la ñu yem di jéggalu lu bare si guddal bi wax dëgg yàlla des fois da ngay wax ne duma yàgg mais soo ñëwee rek allahul mustaan
jégge lu bare mais li lenn la rek gis nañ ne lu ñu war la iqtidaan bi aimatina salaf su fekkee ne ñoom ay imam ahmad ñooy radd di leerale pas-pas bu bon bi nga xam ne moom la ibnu kullaa bi nekk ak xaarisul muhaasibi ak ñu mel ñooñu seen ndongo yi leeral tamit ñëw topp seen ginnaaw di leeral pas-pas yu bon yooyu noonu boo amul benn jamono boo xam ne dinañu wax ne diw de ab ponkal la ci ashariya lu dul nga fekke kenn ci ahlu sunna wal jamaa muy leerale pas-pas yu bon yi nga xam ne kooku yor na ko ku xoolu taarix al ulama dangay gis li nga xam ne moom laa la wax ak jamono bu nekk nag jamono boo munta am ñu ne diw ak ashari bu mag la dangay fekke ci wetam koo xam ne ahlu sunna la moo ko gën a mag di leeral pas-pas ahlu sunna indi nañ leen misaal depuis imam ahmad ak ibnu kullab ak xaaris lu muhaasibi ak tullaabi imam ahmad ak ñu mel ñooñu nga ñëw ci abul hasan al ashari ci boppam ñoom barbahari may ñu ko woon jàmm di ñëw baqillaani bi nga xam ne bokk na ki gën a siiw ci ashaira yi gannaaw ashari yi ci boppam ak ibnu fawrak nga fekkee ñenn imaam yi mag di leen tabdiya mu nekk imaamu ahli sunna wal jamaa imaam ahlil hadis fi makka moom as-Sijzi di leen jàppee ñoom ñëpp ay nitu bidaa lañu moo xam ne baqillaani la ibnu kullab ak ñu mel ñooñu ak ashari si boppam jàppe ne ñoo gën a bon sax mu'tazila te soo xoolee ibnu batta tamit si jamono jooju la presque ñoom ñëpp saxal ne ñoom ñooñu ay nitu bidaa lañu ñoom ñëpp taxaw seen kanam di leerale seen bonte surtout imam bi nga xam ne moom lañu wax ne imaamu Shaafi'i fi dalkal waqt Abu Hamid al-Isfirayini kooku nag de doon wax nit ñi nee nañ moom moo doon dem taxaw si koñ ajuma di leeral nit ñi ne mu ne moom bokkul ak baqillaani pas-pas te day bañ ne ni gan yi ñëw ñu yóbbaale pas-pasu ju bon boobu noonu suñu demee ñu ne lii Abu Hamid lañ ko jëlee te fekkee du dëgg kon noonu la ashaira mazhabu ashaira yi shafi'i yi dañ doon bañ ñu askanoo leen si ashari dañ doon bañ loolu kon nga gisi ne jamono jooju moo continuer ba ñëw si ibnu abdul barri ibnu hazim seen jamono ñoom ñëpp di leeral ne pas-pas yoonu pas-pas yu bon la noonu la continuer ba ñëw bos ibnu taymiya ak ñi ko jiitu woon ñoom ibnu Qudaama ñoom Maqdisi Muhammad bun Tahir ñoom Abdul Ghani ak ñu mel ñoom ñëpp saxal nañ ne ashaira yi nit ñu bon lañu mënuñu leen compter ñëw si ibnu Taymiyata gis ngeen ne lu mu jëfalante ak ñooñu ba dem ibnu Mubrid bi nga xam ne moom moo doon radd ibnu Asakir fi téereem bi nga xam ne mooy jam'ul juyuus wa dasaakir ala ibnu Asakir kon loolu tamit téere bu am solo la ku ko mën a am nga am ko dina la leeral lu bari yi nga xam ne ay borom xam-xam yu bari dañaa bàyyi ashariya ak ñu mel ñooñu noonu la ñuy continuer ba ñëw sax si jamono muallimi bi nga xam ne dafa doon radd waaju bon boobu bi nga xam ne moom mooy al kawsar yi xawma ak ñu mel ñooñu donc mun nañu wax comme démb wax naa leen ko ne dawla saoudia hafidahullah ba mu ñëwee dafa génne défendre pas-pas ahlu sunna wal jamaa di feeñal lu bare si mbonte bu nekk bi nga xam ne moo nekk si pas-pas ashaira ak ñu mel noonu ak ilmul kalaam
bokk na ki nga xam ne tamit nit ñi xam nañ ko si góor-góoram si leerale pas-pas yu bon bi nga xam ne ak yàqute bi nga xam ne taawilul fasida loolu la indi si diine l'islamiya bi ak yàqute bi nga xam ne da ko indi mooy docteur Mouhammad Ahmed Lo moom tamit ñu koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla jàppale ko yàlla sàmmal ko tamit parce que liggéey boobu liggéey bu rafet la te néew na tey nga gisi koo xam ne dafay bind si buntu boobu te du delloo si téere boobu te ñun tamit incha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun tamit ñu continuer loolu di jéema leerali pas-pas ju bon bi nga xam ne moom la achaira yi nekk waaw donc loolu mooy suñu yéene ñu ñaane yàlla motali ñu loolu moo xam ne day nekk si mbind wala day nekk si wax incha allah subhanahu wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullah